cœur qui a parlé macha allah kaddu yu set lañu wax kaddu yu leer kaddu yu neex te loolu mooy àdduna te ñun ku ñu xam ne ñun du dañoo violent maanaam ay nit yu responsable lañ bëgg dara xam fi ñu teg suñu tànk xam ki ñu àndal mooy kan au retour ki ñu àndal xam ñun ñooy kan par ñun ñuy wax ni ay responsable lañ base politique laa am fii sama responsable des fois mi ngi ne di drainer monde ful topp ci ginnaaw président la Diop waa Cité Douane waa Nations Unies waa station 10 waa unité 1 ba 6 ku ci nekk responsable nga foofu jeunes yi doon wax fii Papa Ndiaga moo nekk unité 1 di dresser ful Madiou mooy responsable Las Palmas la nekk Khalilou Laye unité 6 kon ñun du dañu ànd ak Lat Diop nii pour ànd ak moom mais ñi ànd ak Lat Diop yëpp c'est des responsables politiques ñoo xamante ni tey ku ci nekk am nga base politique kon ñun bu ñu génnee dañoo war a génn bu ñu neexoon kenn gis mën na toog këram woo journaliste yi ñu toog mu wax li mu war a wax mais si suñu ëmb ci ni ñuy dundee bañ nañ ko ba dañ naan ñun ñooy les généraux de Lat Diop moo wax ci Lat Diop la personne de Lat Diop man de damay sant yàlla man bi ma nekkee militant man à chaque fois sax dama naan ñun ay latiste lañ ñun duñu APR buñ koy wax du sànni xeer président Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais mooy profiter ci occasion bi di ko féliciter ci ndam bu rëy li mu am président Lat Diop def ci contribution bu mat sëkk président Lat Diop président Macky Sall moo ko wax de bi mu ñëwee fii Guédiawaye ñëpp di ko dégg moo ne ko bi nga nekkee Guédiawaye la sama xel daal président Macky Sall moo ko wax du samay wax waxu président Macky Sall président Macky Sall moo ne Lat Diop gis naa sa gars yi Touba du suñuy wax waxu président Macky Sall la kon nag tey boo taxee naan Lat Diop deful dara Guédiawaye wala nga naan deful dara Touba kon président Macky Sall ngay weddi woon ñu xam nga te lu ne fang kenn du ko jeex considère la vérité bu ñu naxante Lat Diop nitu valeur la nit ku baax la nit ku am personnalité la nit la koo xamante ni lu mu mën lay def lu mu mën lay wax ñun noonu la ñu àndee ak moom ànduñoo moom parce que dafa ñëw dig ay affaire ànduñoo moom parce que lii wala laa ñun jii di wax rek boo ñu déggee ñuy wax nit buy wax dëgg boo ko déggee da nga xam ne kii li muy wax dëgg la ndax ci dënn lay dugg ak koo xam ne day créer di diaboliser di fen di wax yoo xamante ni day bëgg rek nit ñi dégg ko xam wax dafa am solo bul wax pour nit ñi déglu la mais waxal loo xamante ni ku ko dégg tey dina la naw dina la respecter dina xam ne ñii c'est des responsables dina xam ne ñii ay pères de famille la dina xam ne ñii maanaam gox yi jar na bu amee ay jiixi jaaxa ñu ñëw woowi leen mais di wax di fen di wax di jaxase di wut loo am pour lan ñun suñu bopp dañu gëm barki Seydina Mouhamed président Lat Diop dañoo ànd ak moom ànd bu sincère mu nekk nit ku dëggu nekk nit ku am personnalité nekk vitrine biir Guédiawaye ñun ñuy gis suñu bopp ci président Lat Diop kon ñun Lat Diop rek lañ mën a àndal Guédiawaye loolu kese la mais Aliou Sall ñu nag moom jotewuñu dara très sincèrement mooy mairie ville bi amul problème ne eggali mandat ci jàmm mais bu décembre loolu du suñuy wax waa Guédiawaye ñoo ko wax la preuve en est que gis nga ci moment wu présidentiel yi bi ñuy def parrainage yi ñun pour ñu parrainer normal faw ñu sol t-shirt Lat Diop sinon boo ñëwee dugg ci kër pour parrainer boo nee Macky Sall sa gars yi déclenché parce que Aliou Sall image bi muy wane fii biir Guédiawaye li ñuy bind ci journée yi ci lu baax wala li muy wax président Macky Sall ak réalité yi nekk biir Guédiawaye c'est diamétralement opposé barki Seydina Mouhamed Lat Diop mooy nit koo xamante ni avec ou sans les épreuves mi ngi ci terrain chaque jour que jëfee Lat Diop mi ngi ci terrain bi Lat Diop mi ngi wàcc ci nit ñi Lat Diop mi ngi xool soxla nit ñi Lat Diop maanaam à chaque fois li nga xamante ni tey un vrai leader noonu la war a taxawoo goxam Lat Diop noonu la taxawee biir Guédiawaye kon may lancé appel président Macky Sall laay waxal ak waa àdduna ku ci président Macky Sall tey bu amoon ñaari nit ñu mel ni Lat Diop billaahi jaroon mu ñëw Guédiawaye di campagne ndax keroog bi mu fi ñëwee mais li fi am ku ne gis na ko Lat Diop pour mu ñëw rek dugg ci biir fi gars yi nekk rek c'est tout à fait un problème def na 1 heure de temps pour dugg ndax nit
yàlla dogal ci jëmmam mu naqari leen loolu la yàlla dogal ci jëmmam mu neex leen loolu la yàlla dogal ci jëmmam kon nag nit maanaam da ngay nangu ndogal te gis nga ku dul nangu doo nit. Aliou Sall pourtant dafa dem ak Lat Diop élection mairie boobu ñun xamuñu Lat Diop sama copain bi wax léegi mujjum li mu wax dëgg la billaahi bi ñuy ànd ak Aliou Sall ñun boobu booy bandi bandul yëpp ànd ñoo ak Aliou Sall te tey bu doon ay affaire intérêt wala ay bëgg a mos wala dara duñ fa génn duñ fa jóge ñun gëmuñu loolu fii Nations Unies fi ma nekk nii depuis 2000 laa fi yor boutique teranga bu ne am naa ko fii laa am jabar fii laa am lépp macha allah alhamdulilah rabbil alamin kon ñun maanaam du ay nit dañuy ànd ak moom parce que daf ñu war a defal lii wala laa non non dañuy ànd ak homme de valeur homme de principe nit ku dëgg nit koo xam ne du changé nit koo xamante nii boo ko ne jàpp du sëgg nit koo xam ne du la fenn nit koo xam ne du la nax Lat Diop du politicien homme politique la ci noonu la ñu yaree man bi ma ñëwee këram gis ni muy dundee dama kontaan gëmee ma ko te pourtant copain bi mu naan ma booy yaa ngi nii toog jëlee say activité yëngatootoo sa mouvement ngi nii di waaj a fay defoo dara tee ngaa ñëw ànd ak Lat Diop dama ne ko fan la nekk mu ne ma APR ma ne ko demuma ñoom ñëpp a yem boobu xaw ma Lat Diop c'est normal xam nga parce que Aliou Sall ñëw na fi nax ñu cité bi maire yeeg ma dajale leen def fi meeting boo xam ne foo sànni mbatt mu toj Aliou Sall bi mu ñëwee ci meeting bi xam lu mu njëkk a wax li ma gis fii mosuma ko gis waxu politicien ma ne ko yéen a gars yi yem de ay oto yu pan ngeen bi ngeen poussé ba tàkk après ngeen ne caaw caaw mujj ma ngi nii du ma bàyyi ma fen barki Seydina Mouhamed Aliou Sall la may dégg mu ne ma yow gënoo maa dëggu yow noo tudd ma ne ko Seydina Omar mu ne ma moo tax nga mel ni nga mel mais gënoo maa dëggu ne Babacar Ba demal sama oto nga indi ma sama kaamin lu garaaw laa ni nettali xam nga ñu xaw a jàppal bàyyi si la jàppee sax moom sama tur moom Aliou Sall su ma ko wooyee mu ne kat wala mu woo ma moment boobu soxla nañu comprendre ñu ciy daw te moment boobu noonu man miy wax ak yow dañ maa investiroon PDS ma dund ma bàyyi ma fen élection mairie élection locale man dañ ma investiroon PDS sama copain bi sama waay la fexe ba convaincre ma bàyyi loolu yëpp dem ànd ak Aliou Sall sans aucune condition ñuy ànd yàlla def ñu gañee ci jàmm bi ñu gañee ci jàmm li waa ji wax dëgg la noonu la demee maire yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di sonn topp suñu ginnaaw nekk ci mouvement bi mu am lu mu leen digoon ñu yaakaar ko biñ ne suba la élection yi mu ne lundi le financement yi di génn buntu hôpital Dalal Jàmm loolu kenn fàtte ko image yi fii ci téléphone yi woo camion crédit mutuel bi mu ñëw maire yëpp toog mu leen bu lëndee ngeen dem jëli ci seen xaalis maire dem votel ko le lendemain ñu xëy lundi bi maire yi dem ndekete deful ci banque yi dara bàyyi fa benn xaalis mu nekk gàcce boo xam ne pour ma ko ñëw ubbi sama place liggéey rek problème la affaire bi metti ma te fii ñëpp xam nañ ma ci chaque jour damay bëgg nit ñi ku ma xool rek ma xool la mais moment boobu affaire yi metti na léegi ñu commencé ma dugal ci affaire u fenn ma toog jëlee lépp bàyyi découragé sax ci politique moment bi sama copain bi ñëwee di ma expliquer affaire Lat Diop bi mu ne affaire u APR dama mer ne ko mais bu ma ay waxu APR mu ne ma noo kii billaahi wallaahi taalaay ni nga mel la mel ma ne ko non c'est-à-dire mu insister yàlla def ñu utal ma audience waa ji recevoir ma waa ji bi ñu toogee li mu ma njëkk a wax man de duma la wax lu ma mënul duma la dig lu ma amul nañu ànd ñu liggéeyal président Macky Sall ñu liggéey Guédiawaye liggéey Sénégal loolu laa lay wax nga dëggal sa bopp gëm sa bopp ma dëggal sama bopp gëm sama bopp ñun ñëpp ñu ànd mais wax boobu séduire ma ci saa si laa jël sama décision te ñëwaguma ci mouvement bi ne ko man engagé wu naa pour ànd ak yow bi ma ñëwee ma nettali gars yi la ma fa jëlee gars yi kontaan ne kooku di nit ku dëgg la boobu ba léegi barki Seydina Mouhamed picc yeeg xale yi ndaw yi nekk ci koñ bi yëpp xam nañ kan mooy Lat Diop waxuma la waxu caaxaan de li Papa Ndiaye wax sànq dëgg la gis nga bu ñu waree woote nii bu ñu amee ay rassemblement war a daje barki Seydina Mouhamed bañ na ko ba ñun dañoo am léegi généraux de Lat Diop groupe bu mag boo xam ne Lat Diop ci la bokk ñëpp ci lañ bokk mais ñun responsable gox gaxaat bi ma dum nii daa am groupe WhatsApp base am man dama am sama groupe WhatsApp sama base boo xam ne dañuy waxtaan suñu biir sans autant que les généraux de Lat Diop xam loolu te xam nañ ne ku ci nekk da nga am sa base comprendre nga kon tey bu fekkee dañoo am rassemblement man sama damay dugg sama groupe rek bu xeese ngi nii ne ko kat tel jour wala telle heure dañu war a daje fii gars yi nañu ñëw telle heure ñëpp daje kenn du leen jox dërëm dañoo bëgg parce que ñooñu xam nañ lan mooy liy développé gox xam nañ lan mooy maanaam ànd ak nit koo xam ne nit ku sincère la ñun ànduñoo kenn àndul naa fekk ànduñoo kenn pour ut lu ñu am ànduñoo kenn pour affaire poste wala dara gis nga bu doon loolu billaahi man bi ma jógee voyage sama copain bii bu ñu bëggoon tey du fanaan billaahi Aliou Sall mi ngi ñuy dégg suñu bëggoon ñun du fanaan tey mais pour lan après yow nan ngay xoolee nit ñi affaire wor yooyu pour lan dañu wax ne dëgg
saa yi nañu ànd bu rafet ñun ku ñu xam-xam ne du dañoo violent président Macky Sall di ko président la République liggéey mais saa waay ñu ne fang la dañu wax di dëgg am na loo xam ne rafetul xam nga bu ñu diaboliser waa ji di ko dëggal fu mu dëkkul waa ji waa Guédiawaye ñoo ko bëgg barki Seydina Mohamed gars yi ñoo ko bëgg te incha allah rek li ci kanam raw li bët làqatuwuñu nag làqatuwuñu te position bi ñu am duñ ci dellu ginnaaw rayantewuñu defuñu dara li ñuy xaar mel ni kese la ci kàttanu yàlla arbitre bi wàccee loxoom ñu dem jëli li ñu moom ñëw la vie continue mu jeex après waa Guédiawaye nañ xam ñun fi ñu taxawoon fan la ak lan lañ bëggoon ndigg sërëxal yi bëri na Lat Diop lu ne dañ koy jéem a lalal mais teewul fi mu taxaw fa la taxaw Lat Diop du dellu ginnaaw man mii di wax moo ma ëpp fi moo ma gën a ñeme moo ma gën a nekk jàmbaar barki Seydina boo xam ne léegi nag yàlla da ko nattoo moo am ay nit yoo xamante ni moom ñoom ñoo yem noonu la ñuy ne boo ñu déggee da ngaa noonu ñii dañoo ree wala dañoo violent barki Seydina boo xam ne kenn gënuñu julli kenn gënuñu gëm sëriñ si kenn gënuñu nekk ay responsable mais dafa moom dafa ñaaw te nit waroon nangu ñu lay noot pour lan dañu wax di dëgg waa ji parce que Lat Diop du doomu président Lat Diop du rakku président parce que Lat Diop non amul benn bu doo boo xam ne bu ko bësee mu meew génn mais saa bu ñu naxante mais nag am na ay nit yu diñ Lat Diop am na ay nit yu diñ am na ay responsable am na ñu ko gëm bëgg ko nekk biir Guédiawaye te incha allah ci kàttanu yàlla li ci kanam raw li bët mooy li ma wax rek maa ngi jégalu nag bu wér ci kàddu yi bu dee nag xaw a dëng ñu ngi jégalu te xam ne nit moom matul aussi quoi di encore di waxaat ne ñun ay artistes la très sincèrement fu mu ñu xool fa la ñuy xool loolu la ñuy dund ñun président Lat Diop lañ gëm parce que tey bu ñu woon tey du am exemple rek laay joxe arrêté leen dañu arrêté tey suñu collaboration ak président Macky Sall tey ñu arrêté ko te duñ sax jéem a comprendre intéressé wuñu ndax ñun xam nañu waaj mooy kan kon yow nit ku mel noonu da ngay sonal sa bopp boo fi nekkee di jéem a dugal ci bopp sénégalais yi bii wala laa Lat Diop waa Guédiawaye ñoo ko bëgg doomu Guédiawaye la parce que Lat Diop yaayam tuddul Kumba Timbo dañu wax ne dëgg dañu bàyyi yooyu am na loo xam ne rafetul sa waay xam nga maanaam maa ngi jégalu xool bay wax quoi mais nag dama bëgg ngeen xam ne Garmi moo neex soppi wàllu te président Lat Diop Garmi pur la jërëjëf.